mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau mi-journée ci Walfadjri tey ñu ngi am mbégte di dalal Souleymane Jules Diop Souleymane Jules Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pierre-Edouard di nuyu say téléspectateurs. di la remercier tamit bu baax si li nga wuy si sunu invitation. waaw mënuma woon a wax déedéet. waaw rek laa mënoon a wax. ndax fii sama kër la. mi ngoog voilà yaay ambassadeur délégué permanent bu Sénégal ca UNESCO nekk aussi ancien conseiller du président de la République ni ko waxee fii sa kër la ndaxte ancien bu groupe Walfadjri nga même si du siège bi nga xamoon mooy bu Sacré-Cœur mais le symbole reste le même ni ñu koy waxee ba nga tegaatee say tànk fii ci Walfadjri lan nga ressentir. waaw xam nga Pierre man bu may agsi Walfadjri booba rajo amul télé amul. booba ñaari ordinateur la ñu am. benn bii Tidiane moo ko yoroon bi ci des benn boîte la bu ndaw booy télécharger photo di nga xaar 3 heures 4 heures de temps mu doog a chargé wu. booba nit ñi daawuñu utiliser ordinateur Biftec lañ daan utiliser dañuy jël di bind après joxe mu am ñu def saisie booba ak léegi jéego yu rëy a rëy ñuy def bool dof ndax Sidi daf ñu doon yàkkal midi bu ne ñuy bokk di añ ku ne jël sa kuddu loo mën a tibb nga tibb ko liggéey bi wéy liggéey bi continuer man nag Sidi dafa nekkoon sama patron waaye nekk leneen ci man ndax sama maam wëllëre baay la woon ma ñëw liggéey foo xam ne mag sama waajur ñoo fa bokkoon di liggéey bi nga xamee ne ñëw naa Abdourahmane dafa ni ma mënuñ laa fay ñetti weer lañ day essayer kenn du la fay ma ni ko damay tàmbale léegi ma tàmbale bi ma tàmbalee Sidi gis li may liggéey Sidi moo ko woo Sidi ne ko kii kan la Abdourahmane wax ko ñaar ñoo ñëpp nekkatuñ fi tey ndeysaan Abdourahmane wax ko mu ne ko kii damaa yàgg di ko gént laata ma koy gis lu mu yan condition nga ko jëlee Abdourahmane ne ko duma ko fay mu ne ko woo ko nga konteel ko su bu gën a ndaw bu ko deseel nga fay ko ma pare ci loolu mu jox ma contrat à durée indéterminée ci Walfadjri jóge naa fi ci diggante bi keroog ba nga xamee ne nekk naag Idrissa ba ma jóge ci cabinet bi mooy bi ñu dàqe Sëriñ Abo Mbàkke doy na ma seede bu Daaru Muxti dafa ñëw ne ko sa waay de jóge na ci Idrissa Sidi ne ko Souleymane sama Souleymane la ku ko jël ci man di nga ma ko delloo noonu laa mel ak Sidi noonu laa mel ak moom. Sidi Lamine génn àdduna ñaari at a ngi nii. Sidi jàmbaar la woon. Sidi xeexkat la woon. Sidi dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ba tey arabisant boo gis dafay am fierté dem ci plateau yi di wax. sans complexe. parce que dafa jàppoon ne arabisant itamit boroom xam-xam la. làkk rek ñu wutale bi tubaab bi indi ko Occident bële arabe bi indi ko Orient ñu bokk nekk benn moo tax mu doon def diine ak jamono pour moom diine ak jamono war naa mën a méngoo boroom diine war naa mën a wax ci jamono bu jamono day doxi tamit mu indi tamit ne journalisme dans sa vocation première ci lim mës a doon ci lim yàgg a doon dafa nekk xeex pour le peuple militer pour le peuple mu jël journaliste wóolu leen ay professionnels teg leen di xeex ñun ci loolu la ñu màggee ci loolu la ñu kimmee moo tax mënunoo xam leneen waaw ci benn homme religieux rek laa gis sur une autre dimension wax dëgg yàlla beneen dimension intellectuelle mu indi lu mel noonu mooy Cheikh Ahmed Tijani Al Maktoum waaw Sidi ci tradition boobu la inscrire di combattre wone ne njàngum arab warut a nekk ngant fii ci Sénégal réew mu mel ne Sénégal nga xam ne 95% yi ay musulmans la Sidi moo indi loolu Sidi moo ñu indi loolu Sidi moo ñu décomplexé itamit moo décomplexé sénégalais yi ci question yu bari parce que lu bari nit ñi di ko doon jàppee affaire intellectuelle Sidi daf ko vulgariser ci population yi boo demee Sandaga lañ ko doon gën a déglu boo demee Thiaroye marché Thiaroye boo demee dans les banlieues lointaines fa la ñu doon gën a déglu Sidi nitu peuple bi la woon
d'accord voilà Souleymane Jules Diop fan yi yaa ngi nekk au devant de l'actualité ni ñu koy waxee gannaaw ba nga defee déclaration fan yële ne fi mu nekk président Macky Sall ak Khalifa Sall ñoom ñi ngi gisee loolu nag tax ba ñiy faral rek ak Khalifa Sall nag ñoom nee nañu loolu amul mësul am li nga wax amul tey lan moo waral nga wax boobu ak fan nga ko teg. wallaay lii am du sama coobare. waaw lii am du sama coobare xamuma woon ne benn wax boo xam ne da nga koy wax di jàll ñu ne la par exemple nga ne diw dina indi coow lu toll ni wax bi préparé woo ko woon ba ngay ñëw. xam nga lu la journaliste di laaj. en tant que ku xam-xama màcc ci wàllum communication. en tant que ku mu invité. lu mu lay laaj doo ko xam waaye bu la laajee da ngay daw question bi mbaa nga am sincérité tontu ko. wax naa ko ci biir émission bi ma ne ko boo waxee dina neex ñi dina naqadi ñëli xëy na dama yàq agenda boo xam ne dañ ko prévoir woon waaye loolu yi tamit taxuma woon a jóg. agenda bu si mel ni la parce que 2 jours après gis nañu Khalifa Sall. xëy na ak Ousmane Sonko. gisee xëy na looloo waral wala li nga wax déranger. xëy na looloo waral weddi yu métti yi ndax weddi bi midi mooy daje masta am benn yoon la masa am mooy bi Covid amee waaye waxu ñaareel bi timis jotee mooy ñun dey xam nañ ne mas naa ñëw jël si diw indi ko yóbbu ko fenn man loolu lépp waxuma ko benn ñaare waxuma li nga xam ne lijjantiwuma biir waxtaan bi dama ko bàyyi ci biir dugguma ci waaye bu fekkente ne benn daje mas nañ koo nëbb te feeñul te kenn xamu ko te kenn masu koo wax te sax nanguwuñ ko kon lan moo war a tax ba ñu mën a gëm ne yeneen daje amut li nga xam ne moo am mooy am na loo xam ne ala kulli haal ñoom namm nañu ko fan yii néew wala semaine yii néew dina leer ci boppi sénégalais yi waaye jarul coow. da ngay persister si nit ndaje boobu am na. bugguma waaw. bugguma coow. coow koy am na ba pare. ndax déedéet xam nga coow dafa am lu koy alimenté. parce que wax ay indi wax su ma noppee xëy na wax dootut amati sénégalais yi dinañ gis. am na ñu fi yàgg a weddi daje masuta am masuñoo daje diw ñu gis daje am na ñu daan weddi waaw ñun dugg ñu gouvernement kenn du ci dugg gouvernement am loolu wàllu politique la. kon partisan Khalifa Sall yi dañoo war a tey ci mbir mi. ndax am na lu ñu war a lu ñu umpale. mais évidemment kii wax xamul woon bu xamoon du wax donc nañu seetaan rek man damay seetaan du ma fi nekk di polémiquer. doo indi coow ba pare di seetaan quand même. ndax jarul. doo indi coow ba pare toog ne damay seetaan. déedéet xam nga il faut nga wax ñu daje boobu ban at la woon ak lan la ñu waxtaan man indiwuma coow man maa moom sama bopp maa moom sama gémmin maa moom sama xel seen agenda contrôlé wu ma ko li ñuy defi ëllëg tax ba ñuy weddi wala di indi xulo man contrôlé wu ma ko bu fekkente ne dama koo yàq nañu ma baal waaye man kañ li ma xam ak li ma fas yéene wax ak lu may noppi du keneen moo ma koy waxloo nag wax jooju amut daanaka sax mën naa ne bu fekkee du dëgg amut solo lan moo fi jar ay xulo lan moo fi jar ay waxante yu ñaaw. boo leen tuumalee kay war nañu teggi tuuma. jaru ko teggil tuuma. neel amul ba ëllëg nit ñi gis nit ñi xam fii nit ñi fekk nañ fi sax ay nit prison di waxtaan ak ñoom génne nañu guddi nit prison mu dem waxtaan yi lu ne mas na fee am dara du fi guléet. bii nag ci ban la bokk. dara du fi Khalifa boobu prison la doon waxtaan wala. ba mu génn Khalifa mu ngi dialogue national ci la bokk. ak yeneen parti ay ndawam a ngi fa ñu ngi waxtaan woowu. am na wàllu woo xam ne wàllu politique la am nañ luñ bëgg mu jur ko bu ci kanamee Sénégal yi dinañ ci teg seen bët. amnistie bi ñuy luñ waxtaanee bëgg mu jur ko nag waxtaan a koy indi. waxtaan a ko wundu. leneen wundu ko amnistie bi ñuy waxtaanee fan yëpp loolu mooy amnistie bi. di ngeen ko gis. du ma jiitu paaka ci mbaram. du ma jiitu ci kaddu sama kilifa. li ma ko bu fekkente ne mënoon naa koo ñaax ci dara mooy saay bu baale ma ne am ñu baale ndax sénégalais ñaar rek a fi am nag fii ñun Pierre Edouard balu ak baale jéggalu ak jéggale parce que ci tooñante la ñu dëkk leneen mënu fee am réew yépp dañu inventé baale def ko ci seen constitution ñi tuddee ko pardon baal ma ñi tuddee ko amnistie. waaw mais est-ce que waaye yombul baale la rek. yombul jël alalu réew mi ñu wala ñu tuuma la da nga jël alalu réew mi et tout ça au lieu que nga indi ay lu leer sur la table war nga fay ñu toog nii rek dañ nañ amnistie ñu baale par passer par perte de profit
loolu dafa yomb trop. waa déedéet baale bu ñuy wax dafa am ñaari façon yu baale. dafa am baale boo xam ne nag daanu la jéggal waaye li nga amee la réew mi. di nga ko delloo réew mi. am beneen façon yu baale boo xam ne réew mi ci boppam ndaw réew mi ñoom ñooy wax nanu fàtte. mooy amnistie. nanu fàtte. France bi ñu demee jóge guerre mondiale 250 000 personnes la ñu wax ne que dañ doon collaborer ak Allemagne coupable de crime de trahison ñu commencé ñenn ñi sax ñu leen di def exécution sommaire. mais est-ce que ay crime économique. bi ñu demee ba ci biir crime économique. bi ñu demee ba ci biir Amérique mu ngi koy def mooy la première des démocraties modernes bi ñu neree why the pardon ñu ne because the country on doit avancer dañu war a dem kanam xool gannaaw du toujours baaxul. da ngeen dem jàng téere bu ñuy wax la généalogie de la morale bu Friedrich Nietzsche ngeen gis li ci fàtte ak fàtte nu mu amee solo ak baale nu mu amee solo boo dul fàtte doo dëkk ak sa doom doo dëkk ak sa jabar boo dul baale doo dëkk ak sa doom doo dëkk ak sa jabar. masta réew boo jëlee alalu réew mi dañoo war a masla. masta réew waxuma loolu. am na anam yoo xam ne yoon ci la tëralee ne lii nii la war a amee lii nii la war a amee bu fekkente ne loolu warta am nañu changer charte réew mi nañu changer loi réew mi waaye loi réew mi lu mu wax moom faw mu ñu kon yow favorable nga ñu amnistier Khalifa Sall ak Karim Wade favorable nga si. bien sûr. waaw bien sûr. peuple sénégalais mooy baale du président Sall mooy amnistier peuple sénégalais mooy amnistier. peuple muy député. waaw député yi kay président Macky Sall kay moo leen activé rek. da nga leen a xeeb. député yi. ñoom peuple bi lañ fa nekkal noonu. sur le plan théorique oui mais dans les faits. kenn gisul loolu Souleymane. man ñemewumaa wax loolu. ay constatation bu ñëpp def la. ay gora fa ne ni man waaw kenn weddiwul loolu mais est-ce que effectivement askan bi lañ fa teewal parce que li ngay wax nii bokkul ak idée bu askan bi di wax si mbedd mi. bu leen wax loolu askan bi nga xam ne chaque jour bu ñu taalee rajo ñu ne diw détourné na 100 milliards que 5 milliards ñu xëy rek ñu ne nañ ko passé par perte de profit. loolu dil la entre politiciens mais du xalaatu askan wi. Pierre-Edouard yow intellectuel nga yow war a waxee noonu. yow intellectuel nga. dama fi teewal askan wi dina laajal. déedéet waaye intellectuel nga. am na wax yoo xam ne waxu mbedd la. waxu mbedd la. waaw dafa am wax yoo xam ne waxu mbedd la. ñi nga xam ne ñooy député yi man maa ngi fàttaliku le 23 juin. nu ñu bokk ànd ak Ablaye Wade am nañu si jóg taxaw ne lii baaxul ci ñun. waaw dans les grands moments de l'histoire am na dañu war a respecter loolu. ba ñu gis leneen donc député yi am na fu ñu far am na fu ñu féete am na ku tax ñu nekk foofu. kooku faaw ñu ànd ak moom waaye moment yu nga xam ne c'est des moments grands moments d'histoire umpul kenn ne am na noo xam ne député yi nu ñu far noonu la ñuy taxawee mooy taxawee féete ci fi nga xam ne moom la ñu xalaat ne mooy intérêt du peuple sénégalais intérêt nag. est-ce que amnistie Khalifa Sall Karim Wade demande sociale dafa am lu ci Jean-Jacques Rousseau wax. boo demee ci livre 2 du contrat social. dafa wax ne un peuple veut toujours son bien mais il ne le connaît pas toujours dégg nga loolu léeg-léeg li nit ñi jàpp ne moo gën ci ñoom amaana xëy na boo ko seetee ba ci biir du looloo gën waaw ñi nga xam ne nag yàlla may na leen xel seen xel dafa war a nekk ne bu fekkente ne xalaat bi dafa juba di ñu jubbanti ko ci lu ñu mënee ak lu ñu xamee loolu lañ fi nekkee waaye am na ñuñ topp bi Sénégal amee ba léegi am na ñuñ topp parce que organes yi nga xam ne ñooy contrôler ku leen fi teg ku leen di yónni suñu bëggul woon dara am duñ leen yónni mais nit ñi léeg-léeg dañuy jaawatle. nit ku nekk ministre amul benn pouvoir financier ki nga xam ne mooy gérer xaalisam ministère de l'économie lay wuyoo du wuyoo ndigalu ministre bi. man ambassadeur la ordonnateur de dépenses damay signer su ma signer yóbbu léeg-léeg sama payeur de l'État mu ne ma lii delloo ko nga xoolaat ko saytuwaat ko nga indil ma tel firnde may doogaa signer mënuma ci moom dara dégg nga donc y a des règles et des lois mais boo tëb ne ministre tel sàcc la waaw xëy na l'homme de la rue wala l'homme politique mën naa waxee noonu parce que noonu la war a waxee wala léeg-léeg l'opposant mën naa waxee noonu adversité
may na ko nit ñi adversité maye na ko mais jugement objectif ak analyse de la réalité dafa war a permettre nit ñi xaw a jël tuuti distance loolu rek laa wax waxuma ne ñun on n'est pas parfait Pierre-Edouard on n'est pas parfait déedéet yéen politiciens yi ñun sunu nguur on n'est pas parfait ñun politiciens yi on n'est pas parfait nit njaay nit bu yàlla bind il n'est pas parfait moo tax ma ni la balu ak baale jéggalu ak jéggale buñ ko mënee ba noppi di corriger parce que la grâce présidentielle léeg-léeg pour corriger pour équilibrer lay doon loolu rek a fi ne mais ñu nit boo ko xoolee du toujours du lu nu def rek lu baax la du lu nu def rek c'est parfait waxuma loolu de man du ma wax loolu man Souleymane Jules Diop du ma wax loolu waaw mais am na façon jugement yoo xam ni léeg-léeg nit ñi di koy def dañu koy def ñàkk a xam moo tax su ma woowee suma DAGE wala suma payeur dafa naan ma j'engage ma responsabilité personnelle parce que loi bi loolu la wax du ma ko def bu remboursé di am man maay remboursé bu dem kaso di am man maay dem kaso du ma ko def lii la may tontu. alors ñu dellu si waat un peu ci timing sa sortie ci audience wala rencontre président Macky Sall ak Khalifa Sall en fait timing bi moom mooy étonné parce que da nga ko def une dizaine de jours après bi nga xam ni Mahmoud Saleh tamit moom def na sortie ne président Macky Sall mi ngi en contact permanent avec le président Abdoulaye Wade yow tamit une semaine après nga defaat sortie ne Macky Sall mi ngi gisee ak Khalifa Sall da ngeen organiser wu pour jébaani nit ñooñu wala lan la. non man lu ma wax moo ëpp li Mahmoud wax. man dama wax ne président mi ngi waxtaan ak ñëpp. loolu laa wax. waaw après nga spécifier ci wàllum Khalifa Sall. donc ëmb naa ci dugalaale naa ci ñëpp mu ngi waxtaan ak ñëpp. parce que dialogue national loolu lay jëriñ dialogue national nag dafa am lii xew en public nit ñi di ko gis dafa am lii xew ci couloir yi ku ne di ne man de bu ma sañoon li ma indi ci dialogue national bi lii la am na lu Oumar Sarr wax nee na man bi may dem di wuyu ji président pour waxtaan lii laa ci jublu woon ñu régler problème bi. pour ñu bàyyi Karim Wade. léegi problème yi yëpp dafa am foo xam ne réew bu ci tolloo dafay vider sa mémoire dafa mel ne sa ordinateur nga def ci ay fichier ba mu dem ba fees dootul demati réew yi yëpp am loolu ñu ne nañ baale. ñu ne nañ fàtte buñ ko deful du ñu dem Pierre-Edouard bu ñu ko deful du ñu dem ni ngay baalee ni ngay jéggalee sa kër ni ngay joteeg sa jaboot léeg-léeg nga dégg ba kàddu bu la neexul nga fàtte ko nga muñaale ko noonu la réew di def. mais je le dis moi Souleymane Jules Diop je le dis depuis 7 ans. li ngay wax ci kër c'est pas valable ci wàllum gestion alalu réew. mais si ñoo xam ne leen di jiñ dañoo détourné alalu réew mi. xam naa li nga wax dañoo war a fay. xam naa li nga wax dañoo war a fay kañ. waaw te dinañ fay. dañoo war a fay te dinañ fay. lii état njëkk a def mooy bu gisee sa alal te nu condamné la mu nangu alal ji donc ñàkk nga li nga am yëpp déjà. après mu dem seeti foo am alal fu mu xalaat ne denc nañ ko fa mu dem bloquer ko le temps que ñu juger la jël ko donc c'est presque un régime inquisiteur pardon. waaw Karim Wade commission régulatoire yi ngeen defoon yëpp ngeen dem gars yi duñu collaborer ngeen dellu si waat les mains vides. ah déedéet bul wax les mains vides. lu ci ëpp. bul wax les mains vides bul wax les mains vides les mains vides du moom amul. dafa am loo xam ni mën naa ne ci collaboration état ak état. am loo xam ne mën naa ne ci collaboration état ak institution bancaire financière privée am loo xam ne te loolu la nit ñi di def bu ñu amee xaalis bu ñu ko bëggee làq te kenn du ci jot dañuy dem ci paradis fiscaux yi wala ñu dem ci dëkk yoo xam ne Sénégal amul coopération judiciaire ak ñoom boo yóbboo mission rogatoire du ñu la faale bëri na ci àdduna bi mu ngi ci île Caïman mu ngi ci île Vierge mu ngi ci Panama mu ngi ci Monaco mu ngi ci yeneen dëkk d'Asie du Moyen-Orient comme le Liban où il y a des zones yoo xam ne boo sàccoon xaalis luubal ko sax boo fa dawee rëcc nga bari na ci àddina bi waaw mais yow tamit xam nga ko Pierre-Edouard nag léegi bu état lii liggéeyam mooy mu wax ne jël nañu lii préjudice état bi lii la mu ne nañ ko topp boo ko toppee di nga am loo xam ne c'est des biens physiques c'est un patrimoine physique immobilier mën nga cee teg loxo waaye xaalis boo xam ne ci compte numéro la teel a ne nga ñëw laajte tur ñu ne la duñ la jox tur nga seet tur ñu ne la tur amu fi
le temps que ngay yónniwaat sa procureur mu agsi fekk compte bi numérotation bi changé na wala compte bi migré na jóge compte Monaco dem Nicosie wala mu dem Liban lu ci état man. waaw donc dañoo engagé traque des biens mal acquis ci fourage ci Mali. déedéet du ci fourage. déedéet du ci fourage. du ci fourage. li nga wax ni kay moo ko. déedéet yow moom zéro yem rek. déggoo ñu jékki rek ne am na immeuble yoo xam ne jël nañ ko am na terrain yoo xam ne nangu nañ ko kon du fourage. ci loo xam ne dañ ne woon 1000 milliards. au début du fourage. du fourage mooy aussi am na ñoo xam ne ils ont été privés de leur liberté loolu du fourage benn fan bu nit tëdd kaso du fourage. pourquoi la vertu dissuasive de la punition mooy nga gis ne pini nañu diw nga ne man duma ko def. waaye ala kulli haal gis nga Pierre Edouard adduna si foo dem nit ñaa ngi luubal nit ñaa ngi randal nit ñaa ngi sàcc foo dem ci àddina. loolu dafa war a jeex nag si réew mi. nit a mel noonu mënta jeex xam nga lu mu mën a lu ñu man wàññi ko ba noppi ñu teg dispositif boo xam ne dootul amati. de la prévention plus que de la punition boo xamee ne yow sa alal boo waree nekk ministre nga xam ne sa alal di nga ko déclarer booy dugg di nga ko déclarer booy génn. boo duggee nekk ministre di nga gën a waxuma ne doo def dara de waaye di nga gën a moytu di nga gën a wottu loolu la mais am na yoo xam ni nit ñi kenn mënu la mucc ci ñoom Pierre Edouard kenn mënu ko ku yaakaar ne mën nga ko rek yaa ngi nax sa bopp waaw président de la république benn nitu kese la am ñu ko wër ñi ñëw wër ko nag di liggéey pour moom yemuñu intention yemuñu bëgg-bëgg waaye yemuñu ci dara yi tamit yemuñu ci jikko yemuñu ci yar yemuñu ci mën-mën yemuñu ci xam-xam bokkuñu li nit ñi man et sénégalais yaa ngi koy def presse baa ngi koy def mooy duut baaraam ci li baaxul di ko laal di ko ci. waaw di ko laal ni Sidi daan def. di ci wax ba sotti du mujjee fenn kay ni dem sa yàlla Sidi doon def. di ko junj di ko junj nit ñi xam. junj ba pare du mujjee fenn. bul wax du mujjee fenn. booy wax ba sonn dégg président ne am na ay dossiers yoo xam ne sama maa si teg sama tuut. waa xaaral ma wax la lu tax lubal baaxul wóorul man samay acte de gestion Cour des comptes lay dem xam nga ñaata at la fay def 10 ans 10 ans la fay def saay bu ne nit mën naa ñëw ne génne leen ma lii du caaxaan kon ku yaakaar ne mën nga cee mucc yaa ngi nax sa bopp bu dul tey di ëllëg loolu nag leçon la boo xam ne ñëpp a ko war a denc. voilà Souleymane Jules Diop nekkoon nga tamit ku jege Idrissa Seck ay jamono ba nga dégg ni Idrissa Seck dellu si waat na nekk président conseil économique social et environnemental am 2 ministres ci gouvernement bi lan moo nekkoon sa réaction. Pierre Edouard ma wax la ci sama bopp man bugguma noonu mën naa xuloo mën naa xeex ma akama ko man. yaa ngi Idrissa Seck moom xuloo woon ngeen fi. waaw mën naa xuloo ba léegi jubóo ngeen wala jubóowu leen xuloo mën naa xeex waaye bugguma noonu amuma noonu du ma noonoo ak nit mën naa la wax lu ma xalaat ñu reyante waaye du ma noonoo le 25 mars 2013 dama woo maître Abdoulaye Wade ñu waxtaan mu mer ma ne ko man yaa ma jàngal xeex yaa ma jàngal bañ yow yaa ma ko jàngal yow yaa ni ma naa xeex yow yaa ni ma naay bañ moom laa def ñu juboo waxtaan mu ne ma sama sët nga dinañu àggale waxtaan bi bu nu gisee Dakar lii la ma wax man xamuma noonoo sénégalais léegi laa fi gis xool nit defu la dara nga bañ ko man nag dinaa bañ dinaa xeex waaye xamuma noonoo xamuma xool nit rek bañ ko xamuma xool nit rek añaane ko donc bu doon sama sago Macky Sall juboo sax ak samay noon man parce que ma réeréewoo mbir ne ma Karim laale nañu dóorante mu fekk ma Canada muy dóor may dóor nu dem tribunal mu condamné ma ne ko atte bi mujj bi Sénégal lay amee di laa ko wax bi ñu ñëwee Sénégal ba ñu atte ko ba tëj ko yéen a ko suuxlu nelawatuma ndax bëgg mu génn kaso ndax amoon cas de conscience ndax kaso yéenewuma ko kenn du cas de conscience awma cas de conscience parce que koo tooñ ngay amal cas de conscience amuma ak moom cas de conscience de déedéet bugguma woon Khalifa dem kaso bi mu demee kaso neexuma daf maa metti te nag ni mu ma mettee la mettee président maag moo ma nekkoon neexu ko woon ma wax la ko tey ah bon déedéet
neewul na c'est un adversaire de moyen. déedéet pour ma réélection. du ma wax kan mais fekk naa kilifa mu mag a mag ma ne ko ni ma gisee président kontaanul de lii am neexu ko de te loolu laa gëm te loolu moo am neexu ko waaye jamono jooju atte la nit ñi doon wax boo attewul ñu ne complot international. ana ñu doon wax Khalifa Sall kay nekkul woon demande sociale nag. ana ñu doon wax complot. ñu comprendre doon mbir boobu sa bëriwul international. ana ñu doon wax complot international. y a des rapports yuy saytu atte selon la gravité selon l'importance ñu ne lii dañ ko yóbbu chambre de discipline ñu ne lii dañ ko yóbbu chambre administrative ñu ne lii nañ ko yóbbu justice mu am des poursuites pénales. xoolal chaque jour mu am ñu àtte. waaw mais du moom rek recommandation yi du woon Khalifa Sall rek. chaque jour mu am am na ñu remboursé. am na suñu camp ñu remboursé. am na suñu camp ñu fay. ay excès ci affaire carburant ak yooyu am na suñu camp ñu fay mais li am solo mooy président moom newul leen dem leen ngeen defi lii dem leen ngeen saytu lii. assemblée générale le cours de la inspection générale def au cours d'une assemblée générale boobu sur les 50 agents plus de 30 Ablaye Wade moo leen nommé parce que Ablaye Wade moo yokku la composition de l'inspection générale d'État président Macky Sall lu néew la fa nommé ñoo décidé boole ci ay niti président. waaw boole ci jabooti président ñu def rapport ñu yóbbu directement ñooñu dem fay ñi war a fay dem fay léegi. la question c'était sur Idrissa Seck. léegi loolu passé na. Idrissa. waaw àndoon naag moom déggawuñu après ndax bis buñ may àtte tribunal ci Montréal bis boobu la tànn midi dem fekki Ablaye Wade waxtaan ak moom mënuma woon a ànd ak moom. la fameuse audience de midi. mooy audience midi boobu. ànduma woon ak moom mu jóge ci dem defi leneen ma nit ma des fi ma gëm ñu ñëw ci gouvernement ci juróom-ñetti at yi benn yoon laa dajeeg moom doomam doy na ma seede parce que dama ni ko ndax mën naa wax sa présence ci doom mu ne ma waaw ma ne ko jàpp naa ne da ngaa teel a génn ndax Macky lii ma koy gis mu koy liggéey bu sottee dina am beneen mandat da ngaa teel a génn Idrissa mu muuñ ne ma daanu àggale waxtaan wi masuta àgg keroog laa gëj a gis Idrissa ba tey waaye comme ni ma la ko waxee tontu naa sa question bugguma président am noonu bugguma président sax am adversaire question am noonu waaw justement adversité politique kay ci démocratie la bokk. waaw une opposition forte. waaye bis bu ne dëkk bi kay war a mën a jëm ci kanam. bis bu ne lan ngay fexe ku la contre mu ànd ak yow. mais loolu day taal réew loolu wóorul. déedéet réew ko dafa war am opposition. am ay lanceur d'alerte. déedéet xam nga lu tax mu ànd ngay ñaan mu ànd ak yow ndax xelam bi mu yor ak li muy xalaat mu di la ko diis di la ko sotti waaye du mu soppi xalaat. du mu bàyyi xalaat. Idrissa foofu mu ne li mu daan xalaat dina ko wax président déy ko. waaye Idrissa am na sañ-sañ ñaari magum jëmm yu wax ne ñun jote woon nañu gannaaw ay jàmm juboo nañu lu ci nit man. waaw rapidement. lu ci nit man bëggoon naa am sa avis si ñaari questions yi benn bi mooy task force bi nga xam ni installé nañu ko ñu ni 30 débatteurs pour dem défendre président sur les plateaux naka nga ko gisee loolu. ci ñi ko xalaatoon laa bokkoon. le 16 octobre 2015. maa njëkk dajale xale yi ma ne leen fii ñu jëm dinañu soxla ñu waxtaanal ma ne nañu ciblé xale yu nga xam ne am nañu plus de 35 ans génn cogère di flotter octobre 2015 laa ko def muy wéy di am échec ñuy corriger ba li am tey li may ñaan kay mooy ñu yaatal ñëpp bokk ci ñi woon démb ak ñi tey ñi àndoon ak président ak ñu ànd ak moom tey ak xale yi nga xam ne parce que mënoo wax ñuy défendre président nga ne 30 bu yemee ci 30 musiba am ñiy àtte président ñiy défendre président ñëpp nga ne na nekk 30 bu yemee ci 30 musiba am. loolu mënta am kenn xalaatu ko. bu bëri ba doon pëcc ko. xanaa xamoo ne dañuy wax ne am na opposant bu ñuy wax ne la jeunesse est avec lui. Ousmane Sonko. loolu du xel parce que la jeunesse du pays c'est 75% du pays ku ñu àndal fal la. demal nga xool vidéo yi sunu campagne yi nga xool fu jeunesse du pays bi nekk fii jeunesse du pays nekk mooy fii ñooñu fal.
léegi deuxième question bi c'est relation ak sëñ Modou Kara tamit ñëpp xam nañu ko fan yi coow bu bëri nag nekk ci diggante moom ak justice ci wàllum centre de redressement yi naka nga ko gisee. responsabilité société sénégalaise la état am na ci wàll parents yi am nañ ci wàll ñii ñu jàpp am nañ ci wàll c'est une responsabilité sociétale dañu war a évoluer dem ci leneen xam ne li woon démb du tey man jàng naa daara yàlla waan naa ñu jox ma pot karwaas nañu ma dóor nañu ma lu ne daj naa ko ci daara boo ko defee tey koo ko def parent yóbbu la kaso koo ko def parent yóbbu la kaso du daara dóor nañ ma école waaw waaye dañu xam nga nag ay jeunes yoo fekk ci ay grotte nga génne leen mënoo soppi seen jikko ci ñaari fan fu ñu dem bu ñu gisee drogue ko prison ba sax ñu fa mën a dugal drogue ñu ngi koy jéem est-ce que dégg nga ma ñii mën a dugal drogue rëbës ñu ngi ko fay dugal wax ji du loolu. mais loolu est-ce que rôle un particulier loolu état la war a nekk. on a privatisé une partie de l'éducation de ce pays on l'a fait il y a longtemps il faut remédier à ça et l'État ne doit laisser aucune parcelle de territoire de souveraineté loolu mooy dëgg donc l'État doit retrouver sa mission régalienne d'éducation waaye lii am musiba la ndaw kenn du ko dóor ndaw kenn du ko toroxal waaye lii am na ba noppi. d'accord sëñ Modou Kara gëmuma ne li ñu wax ci moom ni ma ko xamee du loolu melul noonu daf koo yëgul. ok merci beaucoup Souleymane Jules Diop. Merci. Ambassadeur délégué permanent du Sénégal à l'UNESCO nekkoon aussi conseiller bu président de la République ñu ngi lay gërëm bu baax vraiment si li nga ñëw seet suñu tey fii ci Walf ñu ngi lay remercier bien mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci invité mi-journée ñu ngi leen di gërëm yéen ñu doon suivre te di leen jox rendez-vous suba ak jàmm jërë ngeen jëf